Pastef bi di Ousmane Sonko di amal ci Sénégal bi. waaw pour man d'une pierre plusieurs coups la parce que man démb si wàllum communication balaa may ñëw sax si massification parce que li si Birame wax moom mënu ma see dolli dara. man je m'attendais peut-être mu xaw a tontu sax def allusion à la sortie du président du parti Guiraay. mais déglu naa ko cat ba cat gis ma fenn fu mu xawee wax sax junju lu mel nii sax dafay tontu wala nangam. loolu nag jàpp naa ne du point de vue de la communication ak ni mu taxawee noonu dafa bëgg si ni ma ko jàngatee. moom nekk le maître du jeu si wàllum communication mi apporté li parce que li muy wax ne que di woote jàmm loolu commencé ko tey te démb sax ñëwaat na si que mun nañoo jàpp diw pour après appel à l'instruction donc mu si mat loo itam mais gis ma benn yoon mu def allusion si kii donc moom il mène sa politique di nekk aussi le maître de sa communication loolu c'est extrêmement important il ne suit pas la communication mais mi ngi fexe di joxe le tempo te itam di nekk au cœur des débats loolu c'est extrêmement important mu ngi koy réussir bu baax a baax. massification am solo parce que lii tam beneen nemmeeku tour la. xam nga fii mi ngi def nemmeeku tour mu ngay jaay carte yi li si Bira wax am na si mais man ma si dolli mooy. da ngay amaal aussi ay koppar. parce que bu nekkee jaay nga plus d'1 million de cartes ku si nekk lu mu néew 1000 francs te am na benn option boo xam ne ni aussi nit boo bëggee joxe don quoi. donc am na benn femme bu dem jëndi carte 10 000 francs la ko jëndee. justement au vu de tout le monde. loolu xam nga après. koppar yi ngi si am bu nekkee am nga koppar am nga ay relais sur le terrain am nga mbooloo bu ànd ak yow am nga aussi ay relais nit am solo xam nga les DG là man dama gis benn image ñoom des Bassirou Kébé les DG ak yooyu Amadou Ba un peu taquin maa nga gis sa su style ma ko musul gis mu naan Bassirou Kébé yow de ñu lay jooy fa nga jógee ndax la fa amoon quand même mais les DG passé boo leen gisee du point de vue de la communication loolu réussir nañ ko mooy doo leen gis yërëm leen te communication loolu daf si am solo lool ba pare au moment où am na ñuy bàyyi Pastef chaque 2 semaines aussi président Diomaye mi ngi wax ne am na ñu ko bàyyi moom pour dem Pastef loolu lañ koy fàtte conseil des ministres mais limogeage loolu lay tekki. toutes les 2 semaines le président Diomaye moom tam dina defal publicité Pastef ne leen Birama Kamara bëggoon naa ko mu bañ jóge na fi. parce que koo dàq aussi entendement bu ñu ci am. mën na sax c'est pour autre cause mais entendement bi si ñii di am mooy koo dàq fu mu toll nii mooy. da ngaa bëgg mu ànd ak moo sa parti mu bañ nga daax kon loolu tamit c'est le sens inverse moo xam ne le président Diomaye mi la koy defal ci wàllum communication beneen aussi si relais yi xam nga Bira daf koy faral di wax te loolu ñi si duñ ko bàyyi xel mooy fii leader bi nekk la ñuy xool rek mais xoolal au niveau national les relais yi nga xam ne ñoom les responsables yi ku si nekk yaa ngi am daje booy def di porter une communication léegi xam nga après la lay joxe kii nga xam ne nii xamul day suivre la scène politique day jàpp ne benn parti politique rek am mi passé. loolu ndaje mi xam nga li fan la Bella Kajoor. mooy musuma xam ni dëkku Chérif Diouf foofu la dëkk. au même moment tey moo accueillir ñoom Amadou Ba ñu ngay tas ak feneen. au même moment Cheikh Bara Ndiaye mu ngi ba États-Unis Cheikh Bara Ndiaye il n'est pas coordonnateur. du benn responsable benn kuréel. mais mu ngi ba États-Unis moom tamit xam nga diaspora dafa am indication bi mu lay joxe. di drainer des foules aux États-Unis di animer ay conférences. di jottali le message Pastef aux États-Unis te noonu lay aussi si diaspora bi gis nga gars yi di ko nuyu di ko Cheikh Bara Ndiaye donc te moom du responsable du dara daanaka benn nombre tànkam ko bi mu jëndee carte Pastef yàggul bi mu adhéré officiellement au parti Pastef yàggul mais mi ngi def ce travail là à l'étranger léegi comme nga xam ne sur tous les plans wax naa la parti bi am nañu am dayoo te am na ñoo xam ba léegi nii dañoo nekk si yenn postes yi moo tax génn gunu wax bu nu waxee dafay indi beneen riir ak beneen doyo donc ñooñu ñoom boo bëggee jàkkaarloo ñoom si wàllum politique liggéey bi dafay jafe moo tax man ma jàpp ne fu mu toll nii président Diomaye avec son parti bi nga xamante ne nii moom mooy parti Kiiraay pour man loolu mooy la prochaine étape mooy soññ ñi nga xamante ni ñoom ñoo ko fekk ñëpp ñuy mën a di démultiplier wu sur le terrain di ko defal liggéey bu am solo parce que aussi loolu rek moom mooy mën a def la différence sinon wax ji c'est bon discours yi c'est bon daje ci salle yi c'est bon mais après à la fin de la journée mbir mi du ay daje ci salle quoi daje ci salle baax na pour waxtaanee ko mais c'est sur le terrain te perception dafa am solo ci wàllum politique bu nekkee ndaje boo def ci wàllum salle nga xot fee ndaje boo def ci wàllum salle benn yoon nga jénn bu am doole bi nga jénnee gis na li ci topp après finalement waruñu nangu ñu leen di confiner ci ay salle même bu nekkee c'est important mais foog ñu nekk un parti de masse parce que parti aussi ñaari tànk lay doxee fi mu doon Sénégal mooy da ngay nekk un parti de masse ba pare nekkaal un parti d'élite mooy ñaari tànk yooyu ngay doxee da ngay am mbooloo
am ay nit yu am dayo ñoo xam ne ni bu ñu waxee ñu leen di déglu ñuy mën a influencer ay masse parce que dafa am solo opinion bi dafa am solo la bataille de l'opinion loolu da nga koy am di ko doxee si benn tànk bi aussi nga am ñoo xam ne ni ay borom xam-xam leen ay cadre yooyu xalaatal comme lii président Bassirou Diomaye Faye def nii le vendredi si guddi mu tas ak ay cadre ay kii loolu c'est important mais ñaari tànk yooyu faw nga koy doxee affaire war na nekk une affaire de titre et de fonction parce que ku titre ak fonction titre ak fonction boole titre ak fonction moo leen tàqal te nit ki bu ñëwee amul titre amul fonction boo moytul mu téye xob mbir mi warut a nekk titre ak fonction mais dafa war a nekk loo xam ne nii gëm-gëm lay doon loo xam ne nii une vision commune. waaw nga salle bi. waaw image bi nii ñan la dalal fii. salle des banquets. waaw les kii. les démissionnaires de Pastef. non kii la les coordonnateurs ñoom la dugg. peut-être les coordonnateurs démissionnaires 35. waaw salle de ñi démissionné. Pastef ñoom la dalal fii. xoolal rek ki féete à gauche. mon ami Fallou sëñ Fallou Bey. koo xaw ma il n'est pas de Pastef. moom kap la nekk moom kap non. moom kap mooy le mouvement des patriotes des handicapés. des handicapés patriotes. man xaw ma ko mooy sëñ Fallou Bey xam naa ni ma defal ko publicité moo féete nii à l'extrême gauche. moo sol lu weex li borom si mais moom il était mouvement bi mu jiite woon c'était les libéraux handicap. mouvement boobu la jiite woon. donc bu ñu nee salle des banquets moment bi dañ fi dalal les démissionnaires de Pastef alors que Fallou Bey son frère c'est Cheikhouna Bey le PCA de la RTS coordonnateur de Pastef Darou Mokhti lui il était du PDS il était du PDS xam nga kon bu ñu la nee ñii ce sont les démissionnaires de Pastef ma génne la koo xam te nekkul Pastef c'est comme la photo de l'autre jour. waaw maanaam da si am ñu si rax ñoo xam ne nii moom mujjee woon na adhéré Fallou mujjee woon na adhéré Pastef kon mujj na ñëw nangul ko loolu léegi li mu bëggoon rek mooy lii yëpp am na solo ndaje yëpp c'est important xam nga nee neen sur les 46 coordonnateurs départementaux 30 et quelques dem neen mais 30 yooyu la question à se poser mooy ñoom dañoo dem yóbbaale wala ñoom rek a dem parce que attention biñ fiy tabb les coordonnateurs départementaux def leen ay chargés de mission à la présidence n'est-ce pas Babou tous les coordonnateurs départementaux muy 46 ñu da leen defoon chargé de mission à la présidence de la République si jamono jële loolu juróon na coow ak les coordonnateurs GPS ñoom la si booloon léegi mais il est compréhensible pour que koo xam ne ni wax dëgg yàlla ba pare am na ñoo xam ils se disent quoi ils se disent mais man nguur gi dama see xeex nguur gi man dama see am wàll man sama wàll si mbir mi loolu maanaam kenn gënu ma see légitime dama koy téye ba mu jeex tàkk am na ñoo xam noonu lañu xalaatee da lay naan man tëj nañ ma si man nee na nangam man dama see am wàll sama wàll laa jël am na ñoo xam ne conviction moo lay mais am na ñoo xam ne ni aussi nécessité la kon boo si seen de part et d'autre maanaam boo si seen gis mais est-ce que ñoom dañoo ñëw ñoom kese wala est-ce que dañoo indaale coordination bi yëpp mais loolu bu nekkoon ne ñoom ni nga ko wax noonu la demee coordonnateur bu dem di nga gis ne que njaayum carte bi si coordination dina sooxe du dëgg waaye gis na ñu ngi ne coordonnateur yi dem na mais njaayum carte di gën a takkarnaase ba pare yeneen profil yoo xam ne ni man mosuma xalaat dinañ politique ñooñu ñoo nekk di dugg parce que pour dire que la communication dafa am aussi beneen sens xam nga Ousmane Sonko communication bi mu nekk di dérouler nii da ngay gis ku ñor si wàllum politique une personne qui ne répond pas à la provocation mais ku xam ne jekku na kon soxlawul confrontation si wàllu woowu parce que mi ngi naan yenn tey càq bi te si cérémonie bi mu koy waxee sax ni nga ko solo benn càq d'ailleurs càq cosaan moom mu kii ko mooy bii ñoom capitaine Dièye di donc loolu image dafay waxaale yenn tey càq bi kon soxlawoo leen di werante mais koo xam ne jàpp nga ne moom dafa yaakoon élection mu ngi koy wax élection laa yaakam nen gaaw tëgg élection damaa yaakamtee élection pour ñu clarifier parce que clarification électorale bay des donc yaa ngi jaay say carte L29 L30 mi ngi suñu ginnaaw kon sur tous les plans politiques moom jàpp na ne jekku na kon kooku amul intérêt di xuloo ko xeex bés bu rafet lay xaar donc en face nag bu nekkee ne mbirum xeex xuloo lañ koy kii loolu tamit aveu c'est révélateur mais pour man fu mu toll nii politique bi laajul xiiroo laajul ŋaayoo bu ñuy xeex si wàllum politique neen xeex si wàllum politique ku nekk def ay pexe politique bu nekkee président dafa jàpp ne war na mën a sax raafal Pastef yëpp na ko def si ay pexe politique na ko def yoon may na ko politique may na ko parce que politique aussi noo mën a affaiblir sa adversaire pour dooleel sa bopp si la politique may da nga koy def donc loolu moom foo ñu nangul ko président mais bu ñu jëfandikoo doole état wala yeneen doole wala ñuy utiliser ay armes non conventionnelles di ko xeexee looloo bon si wàllum politique loolu rek pour man c'est à éviter mais Ousmane Sonko xam na ne fi mu toll nii moom mooy parti bi gën a pare APR fu mu toll nii wax dëgg yàlla
le leader n'est pas là ñenn ñi ñu ngay dem déboussolé opposition bi ñenn ñi ñu ngi góorgóorlu ñu ngay massifier ñu ngay samp waaye tamit liggéey bi des na au rythme de Pastef te bon sa benn Pastef benn xëyam ñu ay xëy yu bëri la au niveau national et international dafay jafe xeexal si wàllum politique. mais quand même politique noonu rek nga mën a xeexee. politique mbirum mbooloo la mbooloo yi ñoom ñooy def différence si bésu àtte bi su ma nee bésu àtte mooy bés bi ñuy wote. kon mbirum mbooloo la kenn du laaj CV kenn du laaj nangam. noonu la politique tëddee moo tax waa ji mën a jénn këram samedi si suba duggaat fa dimanche si guddi. maanaam sacrifice yooyu. mooy politique quoi politique neexul yombul. dafa métti gars yi bul la xam nga démb Ousmane Sonko mu ngi naan Pastef lépp lu ñuy def c'est millimétré maanaam ay borom xam ñooy toog xalaat si amul dara loo xam ne da nga koy def si improvisation wala si wàllum hasard loolu xalaat boobu dafa métti bu weesoo xalaat bi nga jëmmal ko sur le terrain mais sacrifice boobu bu ko gars yi xeeb. un week-end entier nga dem si yenn dëkk yi naaj beeg taw beeg lépp ti ko déeku mais loolu yombul. ci nawet sacrifice bu rëy a rëy la ku nekk nga war waxtaan ak moom mu ñëw dis la soxlaam nga war a def moom benn 30 secondes kenn faalewul loo yëg kenn faalewul bopp bu lay métti kenn faalewu da ngaa mar ak loolu yëpp nga war koo supporter maanaam loolu yombul si politique yombul le contact humain avec les personnes ku su nekk ñëw nga war koo jox un sourire war a waxtaan ak moom dee ko loolu yombul moo tax mbirum contact ak ay ful yi moo tax leader politique du ku nekk la ko yàlla di may xam nga politique man damay jàpp ne sax politique ñaata parti politique ñoo am au Sénégal ñii ñu ngi naan 400 partis 300 partis ñaata leader politique ngay dégg Sénégal bëriwul te parti boo gis am na leader nee nañ pour dire que leadership yi au delà de li ñuy wax ni yëpp yàlla moom mooy tànn ay leader si wàllum politique ñii ay leader si leen tam yàlla si tànn ay leader moo tax nga mën a am 400 partis politique yow su ma ne woon nga limal ma 10 leaders yoo xam ne si jamono ji waxuma la nag ay ñoom président Idrissa Seck ñoom waxuma la maanaam si jamono ji nii quoi nga indi ma 10 ñoo xam ne nii si part munoo ko. mais Tass mu ngi dafay activité ah. jàmbaar la. Tass mu ngi dafay activité jàmbaar la parce que am na poste benn député nee na sax mu ngi jàppale ñi nga xamante ni. dugal naa ko ci groupe bi mooy nos champions. non jàmbaar la les artisans non Tass jàmbaar la parce que xam nga ko am benn poste député. non pour mu souffler tuuti ci dossier Azer waaw ba pare souffler tuuti ci ba dossier pare Azer xam nga ko am benn poste député il faut nga nangul ko méritam donc am na benn poste député jàmbaar la moom di nga ko boole mais am na ñeen ñoo xam xamoo leen sur les 400 partis keroon ndaje bi bëri na si ñoo xam ne ni bu la waali di laaj xam nga ban question loolu lay njëkk a laaj présenté waaw loolu ça veut dire ce que cela veut dire si Waly Dione ku mu tàllal micro rek lu mu lay njëkk wax mooy présenté wul waaw loolu rek am na loolu rek wax la xam nga politique léppay wax les signes sax ñoom ñooy gën a wax kàddu yi donc yooyu dafa am solo donc je pense que travail de terrain c'est que maa ngi guddal sax te suñu gan bi ñëw na tey waa Sénégal danañu dalal waaw kon ma yamandi foofu en attendant jërëjëf Mouhamadou Diallo Babacar lan mooy sa jàngat ci tournée bi nga xam ne ñu ngi koy gis ci week-end bii ni mu nekk un week-end très politique non boobu de daanaka xam naa ne mooy liñ naan nga teg ci rek jël sa baaraam ñor di rek sotti ci ñeex day miin yoon bi lay topp waaw day miin yoon ba Babacar jaaxal na ma taamu ndekki suba teel xam nañ ko wala nga am meew mais tey maa ngi yaakaaroon dama indil dugub indi ma jëmb ngir ma xàmmee ñaar yi jëmb ak dugub waaw jëmb yaakaaroon damay bañ xam nga booyal tam day am booyal mooy dégg naa ñoom ñaar dañoo nduru dañoo nduru mooy zizane yi rek ah yow xam nga leen waaw mooy zizane yi rek waaw mais xam nga tool day nduroog moom day nduroog moom te du moom waaw mais xam nga tool moom dem bay ji baax na mën nga toog léeg-léeg nga dem ba mu yaakaar ne tool bi fu mu toll ni am na nuñ ko defaree baax na nga dem yenn waat si ji am na ñoo xam ne sax dañuy dabee ci nawet mais nag tool mën nga koo defar ba mu nice ba nga yaakaar ne jóge na mbooy ma ñëw boobu yëpp ñi may xam bay xam nañ li may wax moytul bay ba pare booyal su boobaa da ngay ñàkk jiw ba pare ñàkk lépp daanaka léebu bi da nga koy leeral waaw wax dëgg yàlla maanaam li ma bëgg a wax mooy tool mën ngaa am jiw bu baax mën nga am tool bu ñu ruuj ba mu set wecc nga dem ji ba noppi booyal waaw léegi en terme clair que veux-tu dire par là Babacar maanaam pour te dire que ne mën ngaa am lépp lu war ci mbay te boo mbayee doo tax nga am résultat bu baax mais nous on parlait de politique mooy jiw bi ñeemeel li ngay wax waxal mu leer Birame li may wax moo ko gën a xam waaw mais du man maa tax nga wax mais dama xam nga man jëmb ak kii laa ko laaj dugub moom moo dem ba dugub foofu mbooyal waaw moom moo def ay tool yu booy ak yooyu yow ki ngay waxal kay xam na li ngay wax mu tool ni ko yow xam nga waa li may wax avoir le courage de ses idées yow Birame li may wax kay amatul courage leer na amal dégg-dégg rek ku mu neex dégg ah ay dugubu suuna dugubu basi yooyu yëpp amul solo waxal li nga bëgg a wax mu leer li ma lay wax yaa ko gën a xam
ñi may seetaan xam nañu bu baax li may wax. bay daal damay ne. nit mën ngaa bëgg bay mën ngaa am tool mën ngaa am jiw mais moytul bay ba pare booyal. d'accord fa laa yem nag. booyal mooy lan mooy nga ñëw. non teel il faut nga leeral la mooy booyal ñax ma ëpp doole gàncax. d'accord doo ci mën dara fu boobaa fa da nga koy abandonné xam nga lu muy doon. saanukaay. jërëjëf saan mooy maanaam pour njur ga lay doon ba suba incha allah. jërëjëf Babacar ñu daal di fas yéene rek dalal suñu invité Alassane Dione nekk chef de département relations commerciales direction clientèle d'affaires de la Sénélec.